اللهم صل على محمد وآل محمد. neena ma wax leen d'abord ni mi ngi jéggulu di leen jéggulu yéen ñépp di wan itam tiis wu mu am ak naqar ci ñàkk a teew fii ndax tukki bu ko bett loolu moo tax gisu leen ko fi tey ci jëmmam mu toog wax naa li ci njàlbe bi may tàmbali man gëm naa ne mi ngi fi toog ak ñun bu ñu paree su ko neexee léegi su ma ko woowee wala bu ma woowee wax ma li ñu fi wax yépp ak ñi fi wax lépp way gëm naa loolu du naa ko ak bopp naa ko nee na mi ngi leen di dalal nag que yéen gan yi Zahra ngeen Zahra nag maamam la waaye sëriñam la fi waxe ndax ñi fi wax lépp waxaat nañ kan mooy Fatimatu Zahra salawatullahi wa salaamu alayha ma wax leen ni mi ngi ànd ak ñun ci jataay bii tey ànd ak ñun yitte ju mënul xaar suba mënul xaar ginnaaw suba moo tax mu jógee Dakar voyager nee na bu fekkoon yitte ji mënoon na xaar ba dimanche dina fi toog ak ñun bu jeexee mu daal di voyage ci guddi gi dem waaye mënu woon a xaar te lépp ci liggéey bi la bokk waaye nag nee na mu wax leen itam communauté Mousdahir itam dafa yaatu de dëgg yàlla xañ na tey kon ñun ñu waa Dakar ñoo amul chance mu célébrer ko ak ñun avec sa présence physique waaye mi ngi koy célébrer ak présence spirituelle am mais aussi tey kon Allah a donné la chance aux autres membres de la communauté qui se trouvent ailleurs dans une autre localité là où ils se trouvent aujourd'hui pour qu'ils puissent avec eux célébrer la naissance de Zahra alayhi salam nee na kon loolu moo tax xañ ne kon ñooñu ñoo am chance tey nee na ma wax leen dénk leen ni leen yàlla day ci alquran dafa wax am lu aaye bu ci nekk aaye boobu nag ñun ñëpp ñu ngi koy jàng ci alquran ñi jàng ci alquran ñëpp ñu ngi koy jàng nee na ma naa ko fàttali mbooloo mi pour que ñun ñëpp bu ñu fi jógee ñu comprendre enfin kenn ku nekk fan nga war a teg sa tànk yàlla dafay wax ci alquran naan yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum yàlla ni yéen ñi gëm ñi nangu ndigal wàcc na ndigal li mooy topp leen yàlla topp leen yonent bi loolu yi nag jullit yépp ànd nañ ci koo waxal ci ruq bi ni ko looy def mu ne lan la yàlla digle xanaa topp yàlla ak yonent bi jullit yépp maase nañ ci loolu am nañu unanimité maanaam ànd nañu ñépp ci ni yàlla ak yonent bi dañu leen a war a topp ñu bari ci ñun bu ñuy waxtaan foofu la ñuy yem bu ñuy waaraate itam foofu la ñuy yem waaye nee na ma wax leen ni yàlla waxul lool yemul foofu Allah a donné a dégagé 3 échelles d'autorité topp leen yàlla topp leen yonent bi wa ulil amri ak ñi yore ndigal li wa ulil amri ak ñi yore ndigal li amru am ñu ko tudde ndigal am ñu ko tudde mbir mi lu mu ci doon benn la topp leen yàlla boo laajee xale bii tëdd léegi kan mooy yàlla mun la moo bind asamaan ak suuf boo ko laajee kan mooy yonent bi mun la mooy Muhammad ñépp xam nañ la waaye yàlla ñett la wax yàlla yonent bi ak ñi mu dénk mbir mi yàlla nee naa la xam nañ ko yonent bi xam nañ ko waaye ulil amri ñan lañu te yàlla dafa santaane ginnaaw yàlla daa santaane Mawlaana nee na ñun ñépp dañu war a fexe xam li yàlla santaane lan la ñu dëppoo ak loola mu santaane nous devons tous comprendre la recommandation de Allah l'injonction de Allah c'est une injonction ndigal et nous conformer à cette injonction ñun ñëpp war nañu xam li mu santaane lan la ñu def ko topp leen yàlla waaw yàlla de xam nañ ko topp leen yonent bi de xam nañ ko waaye ñan ñooy ulul amr Mawlaana nee na Seyd Chérif Mouhamad Ali Haydara ma fàttali mbooloo mi bu fi nekkoon loolu la leen di wax ni mooy ahlul bayt ulul amr mooy ñi fi yonent bi bàyyi bi mu fiy jóge Fatima mii la
gis ngeen ni mu doon défendre message yu baayam bi mu fi jógee ba ñu damm ci ak faaram ni mu doon défendre ki nga xam ne moom la baayam bàyyee ak témoin bi moom la bàyyee autorité gi am nañu dañ koy tekkee ceux à qui j'ai confié l'autorité après le messager de Allah après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salmanul Farisi bi aay bi wàccee ñëw na ci yonent bi laaj ko ni ko ñun de dañoo jaaxle dans une délégation de sahaba ñun de dañoo jaaxle xam nañu yàlla buñ li leen jaaxal ñun xanaa aaya bi topp leen yàlla xam nañ ko yàlla jàngal ngañ ko topp leen yonent bi xam nañ yonent bi yow la waaye ulul amri yi daa mel ni am na ñeneen ñu ñu war a topp buñ la gisatul ñooñu ñan lañu yonent bi ni leen bind leen sama ginnaaw ñi yàllay wax ne dañ leen war a topp fukk lañu ak ñaar ka ci jëkk Ali ibn Abi Talib la ka ca mujj imaamul mahdi la ajalallahu taala farajahu ñu ngi fi ñoo fiy des ñoo ma fiy desal ñoo fiy des sama lumière bi nga xam ni saa bu noppee nekk ci àddina jant bi fay suuf dana taxaw la terre aura cessé de ses mouvements ah nee na ñu xam loolu bu ñu jàngatee Zahra parce que nee na Zahra sacrifice yi mu def yépp ba yàlla ba nekkoon ummu abiha ginnaaw bi mu des ginnaaw di défendre message u baayam sacrifice yooyu nga xam ne ca la génne àddina ñu duma ko ci damm ci faaram avorté ci doomam jooju Muhsin jotut a juddu lépp lenn dong la woon pour défendre urul amr pour que bu fi jógee ñu xam leen nee na ma wax leen ni nañu jël conscience enfin que ñun ñëpp dañu war a obéir dañu war a topp ahlul bayt nous leur devons obéissance dañu leen a war a topp bu ñu leen toppalee mooy nañ yàlla ci ñoom nañu ko xam nee na ma wax leen ni Muzdahir géej la ginnaaw gu yaatu la yore kanamam ñépp a ca xaj amul wet ku ñëw mën nga caa dugg te nee na ñépp xaj nañ ci nag mi ngi jox loxo ñépp pour ñu xool Muzdahir bàyyi xel li muy def ndax li muy def lépp da koy def ci ndigal defu ko parce que dafa bëgg mbooloo sonnul parce que dafa bëgg ñu topp ko sonnul parce que dafa bëgg nekk kilifa na ko maamam Xuseen doon waxee nee na foofu la dellusiwaat de li muy def yépp da cee am ndigal il est en mission et tous ceux et toutes celles qui souhaitent être sauvés tu es invité à embarquer dans ce bateau nee na képp ku bëgg ëllëg ñu sauver ñun ñëpp invité lañ ñu dugg ci bateau bi pour ñu xam ñan ñooy ahlu bayt ñu topp leen parce que dañ leen a war a topp dañ leen a war a topp de di jullee ni ñu wax ni noonu la ñuy jullee ñoom ndax ginnaaw yonent ñëpp wuute nañu nee na nañuy jullee ni waa ahlul bayt ji jullee ñii ni Fatima di jullee ak jëkkëram ak ay doomam nañ fexe xam loola bu njàpp jotee nañ jéem a jàpp nañuy jàppe parce que ñoom ñoo xam naka la ñu interpréter aaya ba bu woor jotee nañ leen déglu ñu wax ñu kan la ñuy commencé suñu koor ak kañ la ñuy dog bu ñuy jàng alxuraan te bëgg koo firi bu fekkee bëggu ñoo waxal yàlla dul dëgg mooy bëgguñu koo fenal ngeen baal ma ci kàddu bi nañu wax ni lii la ci Alioune wax lii la ci Fatima wax lii la ci wax nee na bu fekkee ni gis nañ ñaari version kii ni yonent bi nee na nàngam Yuusufaal ni déedéet yonent bi waxu loolu lii la wax nee na bàyyi leen fa ñaari yooyu xool lan la Alioune wax mbaa lan la Fatima wax mbaa lan la Xasan wax lan la ahlul bayti wax parce que ñooñu ñooy tranché en cas de divergence de dispute référez-vous au ahlul bayt nee na moo taxoon mu ni ñu maa ngi dem ñaar laa leen bàyyee alxuraan ak sama waa kër am na ñu wax ni sunna la ñooñu dama leen di tontu toujours ni leen def leen ndànk bu fekkee sunna la yàlla la fi yonent bi bàyyi anamu ku la wax ni yonent bi sunna la fi bàyyi rek ne ko ana sunna sax bu la nee mi ngi ci Buxaari yi fàttali ko li Cheikh Baye doon wax léegi ci Buxaari bu la nee mi ngi ci Tirmizi yi fàttali ko loolu wala ngeen ko waaw Buxaari yi ndax yonent bee ko bind Tirmizi yi ndax yonent bee ko bind Kaafi ndax yonent bee ko bind déedéet ndax dañ koo bind fekk yonent baa ngi toog mu validé ko déedéet ña ko bind ñépp gisuñu yonent bi judd na nangami at fukk des dizaines d'années après yonent bi kon nattukaay bi mooy lan la ahlul bayti wax te mu wér ni ñoo ko wax ñoom rek ñoo war a firi alxuraan lu ko moy waxal nga yàlla lu dëgg yàlla lii la wax te fekk waxul loolu yàlla di lii la wax ci aaya bi nga dem ëllëg yàlla ni waxuma woon loolu kon dangaa dóoral yàlla alladina yaftaruuna ala llahi alkadiba mën ngaa dugg ci biir ñooñee
moo tax Mawlaana nit ñu nañu rappeler loolu duñ ko guddal nag kàddu yi noonu la ma ko tënkale woon noonu laa koy tënkee itam ñu bàyyi ci xel. àddina nag kenn ku nekk ci ñu yàlla daf la jox benn outil benn jumtuwaay mooy xel nopp bët xel ngay natt lépp kon ku nekk mën nga jàng mën nga xam insha allah loolu nag mooy kàddu yi ngeen jéggal ma. اللهم صل على محمد وآل محمد